jàngeen jëf ci ànd bi ak ñun ITV waxtu xabaaru marax yi li gën a fës ci xabaar yi bokk na ca nim lu jëm ci politique Sénégal jàppale nim nox dënn yu tàng xët-xët mi ngi tàmbalee am ay kàddu yu ñagas tàmbalee jiib diggante ñi séq géew bi ci wàllum politique nekkul lu gën mi ngi xew ginnaaw daanaka ay bis yu néew dox suñu digganteem ak élection tabum pencu ndaw réew mi dañ ci ñëw ci biir xabaar yi pàcc ban ko jagleel dañ ci bokk itam lu jëm ci nappkat ya nekk te Joal seen kàddu jib na dañoo génn ci mbedd mi yëngu-yëngal neeñum jamono ji tembe dañoo sonn tàyyim bu mbaale yi daanaka la ñuy am du bari seen kàddu jib dañu ci ñëw ci biir xabaar yeeg Mountaga Kane dañ ci bokk itam leneen soxal xibaar mi ngi jëm ci pèlerinage bi ak Màkka gi jàppale ni fi ñu toll ni tembe nux tam am na ci wàllu googeem ay pèlerin maanaam ujaaj yi ak ñi nga xam ñoo di voyagistes yi seen kàddu juunoo lool ñeen ko dénk ñu koy saytu ni comité ci wàllum organisation bi nii ak juunoo mi ngi am ci yenn ujaaj yi nga xam doon sàmmonte li yoon wax daañu ci ñëw tam ak Pape Ibrahima Ndiaye daañu ci booleem pàcc bi tëj biennale bi wala sax pàcc bi tëj xabaar yi mooy biennale bi Mamadou Dieng moo koy jukki li moo fës niskis faram-fàcce gi ñu gërëm leen ci ànd beeg ñun ITV faram-fàcce xabaaru marax yi ñu koy tàmbalee ci mbirum élection tabbum pencum ndaw réew mi ci biir Sénégal gi ñu ko jàpp fanweeri fan ak benn ci weeru juillet incha allah lu mu ci mën di doon coow li mi ngi ni coob boy jamono ji tembe ñi seq géew bi ci wàllum politique ku ne ak coowam lu duppee violence verbale ba ci violence physique maanaam kàddu yu ñagas ba ci ay kurpañ tegantam dënn jib yenn saa yi nekkul lu gën moo ne élection yi daanaka la des bëreetul pexe muñ ci war a mën a am ba am élection yu dal boole ci ak leer lépp ci kaw jàmm ñu xuus ànd ci ak gëstub maam Abdou Gueye Kassé reportage. ñu fekk ko ci suufu garab bi li xew naqari na lool sëñ bi. yoo xam ne wóor na la lii amul dañuy créer rek. violence bi nga xamante ni moom nañu nemmeeku ci champ politique bi ci diggante nguur geeg ku jéggi doon na li nga xamante ni. jàpp na ni du dëgg du yoon. discours yi may dégg arrangé wul kenn dëkk bi ñoom moomuñu ko dañ leen ko dénk bu ñu la dénkee nag su sa àpp jotee da ngay dem nañu communal ak élection locale léegi ñu war a dem ci yeneen élection nañ ko def ci jàmm ak salaam yii ñuy wax ni yëpp dara la mënul régler. kii ne damay marche kii naan doof boo marché ma dal sa kaw saagante fii yooyu yëpp c'est pas sénégalais. moom nag ci gis-gisam yoon dafa war a boole wante warul xaajale ba tax na muy woo conseil constitutionnel mu daal di xoolaat dogal bi nga xamante ni jël na ko daal di woowaat liste yëpp yi nga xamante ni daf leen rejeté woon ngir su ko defee ñu dem ci ay jongante yi nga xamante ni ay jongante yu leer te wóor lay doon. ñu ngi leen di ñaan ñu arrêté seen yii. su dee liste bi tamit dafa am loo xam ne baaxu ci nañu demaat conseil constitutionnel ñu xoolaat ko defaraat ko ñëpp jongante mais kii day bokk kii du bokk ci ay affaires yoo xam ne wóor na la lii amul dañuy créer rek te même dëkk bi ñu ñoo ko bokk nañ ko xalaat toog penco lan moo ci baaxul ñu dem rectifier nañ ci lu bëri. moom saa su déggee manifestation dafay tiit soxna si moom dafa tiit ngir kaaraangeem wante itam. ngir kaaraange ay doomam moom sax fu mu nekk nii mu ni ràññewutul benn yoon Sénégal bi nga xamante ni moom la bëgg. xamuñu lii sax en fait xamuñu ko violence xamuñu ko parce que boo gisee ñëpp di daw di ñëw Sénégal c'est parce que dafa am jàmm am salaam. politique nag mosuñu am problème bu dul bii nii ñuy gis nii mais c'est pas normal ñuy gis ay violence dañuy ragal sax suñu doom yi génn ak yooyu manifestation d'habitude daanu woon am violence daanu woon dara dañuy dem. wax ku nekk wax li nekk ci sa biir xol après jeex na mais comme léegi dafa am ay gaañante ay yooyu noonu bon dañuy préférer bloquer xale yu kër ga ñu bañ a génn. ak discours politique bi nga xamante ni saa su nekk day gën a violent loolu lee boo ci boolee cheraayu dund gi Sénégal fu mu nekk ni nekk ci jamono bu difficile pour ñi nga xamante ni nag ñoom ñooy sunu naataangoo yi cheraayu dund gi ak li nga xamante ni moom mooy gafaga bu néew bu sénégalais yi loolu lee moom moo waroon nekk. li nga xamante ni moom mooy priorité homme politique yi moo gën ñu fi nekk di doorante ay dàll.
jaajëf maam Abdou Guèye Kassé xabaar yi wéy ak mbirum démocratie fexe ba soxna yi li ñu xeex ba am koom ci ay cër ci Afrique fi nga xam Sénégal ma nga ca biir duñ ko rëccim mbaa duñ ko bàyyi muy rëccim loolu moo tax a jóg bàngaas bi ëmb bureau ONU Femmes fii ci Sénégal dañoo woote waxtaan gu yaatum ñoom dañ doon def ay pexem ngir ànd ci kuréel bi nga xamante ne bi mooy kuréel gi ëmb jigéen ci biir Afrique sowu jant ba noppee seen ndaje kenn ci ñoom kàddoom jib nam ñu ko duppee Oulimata Sarr moo ŋànk bureau ONU Femmes la mu dénk Cheikh Hassana Fall. jigéen ñi dañu am ñetti grand chantier dañu am ñett yoo xam ne war nañ ci liggéey bu baax bi njëkk mooy ñun dañu war a liggéey ci suñu droit ci suñu protection ci suñu àq ak yelleef deuxièmement ñun dañu war a liggéey ci suñu représentativité mooy li ñuy wax parité mooy foo gis jigéen gis góor te tamit dañu war a liggéey bu baax jigéen ñi ci seeni plateforme waxi autonomisation waxi koom-koom donc tey lancement bi dafa am solo Sénégal am na avantage yu am parité au niveau des élections liste électorale il faut nga teg jigéen teg góor même bu ñu gis nañ ne waxi liste électorale yi am na coow yu jëm nit ñoo naan am nit ñoo xam ne ñi ngi naan waa mais coow li yëpp parité bi moo ko indi ñun parité bi acquis la pour Sénégal et je pense que les femmes sénégalaises il faut ñu défendre ko autonomisation lu am solo la jigéen ñi wax nañ ñu ne dañu bëgg ñu jox leen ay financement yu takku ay garantie ay fonds spéciaux yoo xam ne dina tax daal seen liggéey gën a dëgër gën a taxaw. mi ngi noonu ak yi mooy li nga xeex ba jot ko nga ngoy ca téye ko di wut loo ca dolli xabaar yi wéy nappkat yi ca sawal moom buñ amoon lu leen dolli ñu jël lan amoon sax dañ ko tàmbalee ñàkk moo tax seen kàddu jib dañoo génn ci mbedd yi yëngu-yëngaloon seen naxaru xol dox ba ñëpp dégg leen ñu jàkkaarloog ndawi buur wax ak ñoom ci lu wér ni leen daal fi ñu toll nii seen bool mu ñu kaay fees na napp gi la yàqu bari na gàllankoor yi tar na ba foo ko takk jéggi na ko li moo tax seen kàddu jib ñu xuus ànd ca gox ba ak correspondance Mountaga Kane. lu toll ci fanweeri gaal la ñu jëfandikoo dugg ci biir géej di wër takk ci seen loxo yi nag ay morceau yu xonk ngir wane seen naqar ci li géej gi amatul benn jën. takk morceau yu xonk pour wane naqar gi ñu am ci géej gi yàq-yàq bi fi bato yi nekkee jën bu jafe bi mool yi dee ci biir géej gi amatul jën bi nga xam ne moom la ñu bëgg donc ñaxtu bi daanaka ci loolu lañ ko teg mooy ci wàllu jigéen ñi soppali ak góor yi ak mool yi nga xam ñooy dem géej. ñoom ñaxtukat yi nee ñu daal li nga xamante ni moo waral gaal yi di am yi jafe-jafe ñoo ki bato yi nee ñu la nguur gi jagleel pêcheurs artisanaux yi moo ndaw ba tax ñuy ñaan nguur gi daal di ko yokk. li nga xam ne moom moo nekk pêche industrielle ak pêche artisanale am na lu ëpp fanweeri at ak nangam mu am benn zone boo xam ne fan lañ ñu jagleeloon si jamono yi ñu la koy jagleel boobu ñu ngi tolloog presque 3000 gaal tey ñu ngi nekk si 27000 gaal zone boobu tolloo woon ak 7000 boo ko méngale mu tolloog 12 kilomètres tey mool yëpp daje woon waxtaan ne conflit li gën a andi conflit si géej gi loolu si la bokk ba nga xam ne 27000 pirogues xajuñu si diggante 718 kilomètres de côte yooyu nga xam ne surtout 7000 yi la yem ñu doon nag def mémorandum boo xam ne dañu bëggoon état Sénégal yóbbu ko au moins 12000 mu méngoog li ñuy tolloog 24 kilomètres mu mun a permettre pêche artisanale bi mu mun a am foo xam ne dina fa mun a toog di fa napp te du am jafe-jafe digganteem ak bato yi. ci biir ñaxtu wi mën nañ cee jàpp jigéen ñi nga xamante ni ñoom ñooy transformer jën yi ñu fexe ba nguur gi jàppale leen ba jigéen ñi leen mën a am benn statut bu leer bëgg nañ tamit nguur gi daal di dakkal usine de farine yi nga xamante ni ñu ngi dem di gën a bari ci réew mi te seen liggéey tax na ba di jigéen ñi le amatuñu benn produit bu ñu liggéeyee. jaajëf Mountaga Kane doon ab doxub ñaxtu waaye ab tëmbub ñaxtu la woon ndax gaal yi ñoo tëmb nappkat ya nekk ci ak njaboot gi di wane seen naxaru xol feeñ na ci hangar des pèlerins wala pàkk bi ujaaj yi di waajem fi ci Ndakaaru ci aéroport Yoff lu ni mel mi ngi xew ginnaaw bi nga xam daanaka ay fan yu néew moo des suñu daal di tàmbalee déqil fafal naaw yi jëm ca Makkatal Mukarram ndax ñaar fukki fan ak juróom benn ci weer wi lañ ko war a tàmbali vol bu njëkk bi waaye nag gàllankoor yi am ab booxante am na jiñante ku ne joxoñ sa baaraam morom tuumam ndax mi ngi jëm ci ujaaj ji ak ñi nga xam ñoo di voyagiste yi ak ñu war a organiser aj gi ku ne jàpp ni sa morom moo juum ñu xuus ànd ci faram-fàcce ak Pape Ibrahima Ndiaye. bu ñu demee ba Madinatul Munawwara wa ala sakinuha mu doon xaar bu xaw a yàgg waaye nag daf leen ni may ñu dem li nga xam ne mooy aji màkka ci biir tente bi ñu ngànk organisation bi
wala sax ay conférencier di expliquer ujaaj yi naka lañu war a def balaa bañ ca yeggee ñu def li nga xam ne mooy seen aj ci biti nag ñeneen ñi ñoom di samp ab laaj jëm ci li nga xam ne mooy processus bi. parce que depuis barke dem ba léegi maa ngi fi def naa visite def naa sanitaire versement mooy problème barke dem ba léegi ñu ngi fi mënuñu verser fii la ñu fanaan barke bi fanaan fi biig. deuxièmement monde bi moo leen ëpp waxuñu gars yi li nga xam ne carrément luy réalité bi nit soo leen di yóbbu da ngeen di wax luy réalité bi ñu xam nañ ñu organiser seen bopp xam nga waxoon nañ bokk nañ ko ba léegi gars yi comité inscrit ba léegi te léegi ba dara leeragu si loolu ñu xaw a jaaxal ñun fii la ñuy fanaan si bunt bi ça fait 3 jours ñu ngi fanaan si bunt bi pour versement rek suñu xaay pour versement loolu dafa métti timb taw bi suñu kaw la taw. ñenn ci ujaaj yi di kaas waaye tamit am na ñoo xam ne dañ leen gunge si di def naka noppi. ñun ñu programme ñu ne wàññil nañ ñu 300000 muy 3 millions 900 keroog mardi bi ñëwee lañ ñu wax ne léegi 4 millions 548 mille la nga xool différence boobu am na ñu ñëw ba war a verser mais dañoo mujj dëpp delluwaat léegi nag dajale nañ loolu mënuñoo verser problème baa ngi noonu. waaye nag ci dëgg-dëgg bu ñu sukkandikoo ci ñi nga xam ne ñoo bokk ci privé bi ñenn ci ujaaj yi seen doxalin dañ ko war a xoolaat bu baax waaye tamit foog rek ñu def différence ci diggante dëkk buy dalal ak ñi nga xam ne dañuy yóbbaate. Les gens ont des difficultés à respecter ce qu'on leur demande de faire donc man ma ko natt ci lu dul ma fekk ne li ñu teg comme organisation ñoom ñu ngi koy respecté bu boobaa dinaa mën a gis faay yi. li nit ñi jaawale léeg-léeg mooy un pays organisateur ak un pays participant Arabie Saoudite moom moo tëgg aj gi moo ko organisé waaye ci ñoom la dépendre ñun Sénégal ak suñu délégation générale ak suñu ministère des affaires étrangères ñun dañuy wàllu yaan bu dee dañuy wàllu yaan nag ba agsi ci jamono boo xam ne nii aj gi gëj na am ñaari at ba pare ñu yéex a jot quota yi defe naa nii rek la mën a demee. ci lim bi nga xam ne may nañ ko Sénégal ngir mu am ci ay ujaaj mi ngi toll ci juróomi ñetti téeméer ak ñaar fukk ak ñaar waaye nag gannaaw ay waxtaan dox ci diggante état bu Sénégal ak privé yi délégation générale au pèlerinage au lieu saint de l'islam mujjee am rek junni ak juróomi téeméeri ujaaj ñaari semaine rek moo des vol bu njëkk bi daal di dem ñi nga xam ne ñoo ŋànk organisation bi di insister bu baax ci ñu topp tegtal yi. bu fekkee ni dañ ni tey banque bi dafay jël un nombre x ñu jël nombre boobu dugal ci biir nga toog fi tey jii fanaan fi xëy suba ni damaa bëgg a bokk damaa bëgg a verser da ngay topp yoon wi parce que impatience moo tax ñiy ji ñi tuumaal nit ñi kenn du bañ ko la tuumaal parce que fii ñu toll nii ku nu bañ ko la tuumaal dootoo nekk ci Sénégal mais li am ba des mooy ni ñuy jëlee nit ñi di leen bind di leen enrôler ci banque bi noonu lañ koy defee tous les jours. bu coppite amaatul jàpp nañu ne ujaaju njëkk fii ci Ndakaaru dinañ fi bàyyeekoo wutali Makka 26 juin bu ñu dëkkmal waaye nag ba léegi am na ñoo xam ne ñi ngi samp ab laaj di xalaat ndax danañ ca yegg. non y a plus d'espoir je pense y a plus d'espoir. Pape Ibrahima Ndiaye bu ñu jógee ci pàkk bi ñuy waajalee ujaaju Sénégal yi dañuy wutali ca arène nationale ba ca Pikine du waxtaanee làmb mu ñu tax a jóg waaye ndajem ëngam loo fa am li ñuy wax li nga xam moo di rek ab réflexion la di ndajem weccante xalaat ku ci ne war a indi xalaatam ñi seq mbirum artisanat ñoo koy waxtaanem ci teewaay yenn kilifa yi département Pikine ak ñu bari ci mbirum ñi ngànk lépp luy aar ci biir Sénégal ñu xuus ànd fa gëstu bu dal njàcc. identifier jafe-jafe yi waaye indi ay solution ngir artisanat mën a sukkaleku fii ci banlieue bu Ndakaaru loolu mooy objectif forum de réflexion ak d'échange bi am fii ci arène nationale depuis démb. nga xam ni y a toutes les régions du Sénégal ndaje bu mel nii lu jafe la ndaje boo xam ni fexe nañu ba dëkk yi Sénégal yëpp ñu ngi fi waaye it organisation yu mag yi si biir Ndakaaru yëpp ñu ngi si donc ñi fi nekk kenn ku nekk rek à toi seul mënoon nga def tey forum bi génn parce que ñun ñëpp kenn ku nekk xam nga lan mooy jafe-jafe ak problème yi nga xam ne moom la ñu dund si biir secteur bi si jafe-jafe yooyu tey mën naa si lim rek wax leen tey bu ngeen xoolee chambre des métiers yi nga xam ne barki démb leen def ay élection ñu gis ni si biir Sénégal yëpp amul fenn foo xam ne am na permutation pourquoi parce que bu fekkente ni yow yaay dem élection
te ñi ngay demal élection yow carte yi ngeen di voté yow yaa koy defar néew na pour ñu mën la gagner. forum de réflexion ak d'échange mu ngi am ci teewaayu maire bu Djiddah Thiaroye Kaw moom mi jàpp ne mbir mi dina permettre ñoom ñu neewee ci secteur artisanat bi ñu indi ay saafara ci jafe-jafe yi ñuy jànkonteel fii ci département bu Pikine. waa xam nga bu fekkente ne daje nañ en tant que autorité ñu waxtaan gëm naa ni lépp luy pexe bu ñu ko waxtaanee dinañ ko war a mën a trouver surtout que am nañ chance tey ji au niveau de Pikine am ay acteurs yoo xam ne yu bokk ci dëkk bi lañu am fi solo lool ki nekk modérateur tey ci forum bi nekk na conseiller nekk adjoint au maire à la ville de Pikine kon nekk na identité boo xam ne mën nañ ci sukkandiku mais nañ ko def joo gis nañ ko waxtaanee moo koy jiitu jàpp nañ ne waxtaanu tey bi mën na nekk njalbeen pour que ñu mën a aussi au niveau du département bi bu ñu génnee xëy na ci réflexion au niveau national bi au niveau du département aussi ñu mën ci am gis-gis ak xalaat buy tax ba ñu mën a indi ay solutions yu adapté au niveau de Pikine loo xamante ne si artisans yëpp dinañ ci mën a gis seen bopp population yi aussi mën ci gis seen bopp. forum de réflexion ak d'échange bi doon na occasion pour ñoom acteurs yu di nekk ci artisanat bi ñu gën a xuus ci seeni jafe-jafe fii ci banlieue bu Ndakaaru. jaajëf Budal Ndiathie doo ñàkk ni waa Pikine bëgg nañ xam la xew ca bitim réew comme mboolem Sénégal ñu tàmbalee ko pàcc boobee ca diwaanu Guinée Conakry suñu dëkkandoo yi foofee jàppale ni ki nga xam si moo di porte-parole présidence de la République ba moom mooy ànd ak ka ne ca boppum réew ma di Amadou Doumbouya ma foqal bi nguur baak léegi kooku moo di Amara Kamaram jamono ji moom becc na bataaxal communiqué lay yaxal ndëggi démb la ko def ma ngay xam le ni lu jëm ci Alpha Condé dana ñëwaat ci réew ma dana ñibbisi Alpha Condé fàttaliku leen ni ba mu daanoo ca nguuram ak léegi ay atam dafa jëm mag ëpp na juróom-ñett fukki at boobaak léegi waaye nag dafa xaw a feebar yaramam neexul dañ koo fëkk yóbbu Turki di ko rawale ngir faj ko moom nag nee na Alpha Condé dina ñëwaat ci réew moom ca itam yoon liggéeyam dana ko def ca mooy dañ koo tuumal ni keroog ba ñuy wàcc élection présidentielle yee ñu génn ca biir Guinée amoon na ay jàppante yi amoon bay bakkan day cay wadd kon daal am na bakkan gu wadd ni xeetu criminel ak ñoom seen lañ koy tuumaal moom ak ñenn ci ay ancien ministre ma ki jege ñaaleem mu ne daal Alpha Condé kon na waa Guinée xaar dana ñëwaat ci réewum Guinée bu jógee Turquie ga muy fajoo leneen tam lu porte-parole présidence ba ca Guinée becc ca communiqué ma ngay xam ne naan lu jëm ci CEDEAO ay waxtaan doon na am fi nga xam si moo di ca Accra capitale réewum Ghana dañ doon waxtaan ñoom waa CEDEAO yan daan lañu war a teg ci ndoddum Guinée Burkina Faso waaye itam ca Mali lu soxal Guinée moom porte-parole présidence bi nga xam ne ni ay waxtaan mi ngi tàmbalee am compréhension mi ngi tàmbalee maanaam ab déggoo si diggante mi ngi tàmbalee am waaye nag ñu jàpp ne xëy na du ñàkk lu ñu gën di dem waxtaan di gën a am gindi ko di gën a xam noonu la ko xamle ñu jeexalee bitim réew ca lu soxal réewum Somalie foofee moom jàpp leen ko ni Somalie fi mu toll am na njiitum réew mun fa fal yees ba daal dañ koy samp waat na ci kanamu auto attekaay ba fa gën a kawi daal di koy investir ko xëy mooy Hassan Cheikh Mohamad moom daanaka miin na lool pale ba ca Éthiopie ba ca Somalie kon ndax nekkoon na njiitum réew ci atum 2012 jàpp 2017 dañ ko delluwaat daal di falaat lu ni mel nag ñu ngi ko investir waaye Somalie doon dëkk boo xam te ne bi nux yu bari moo fa am ay ndëgg tépp ña ngi ko fay tekk waaye tamit jafe-jafe yu yëpp nekk na lu mu jàpp ni du ñàkk dana def ay pexe waaye itam fipp ya nga xam te ne bi ña ngi fay wooye seen bopp ay terroriste def ay njombe saa su ne la ko gën a soxal mooy ak xeetu daal jàmm dellusiwaat di fàttali ni bari na ay gan ñu fa ñëwoon même que su njiitum réewum Kenya di Uhuru Kenyatta ma nga foon foofee ak ñeneen dëkkandoo yoo xam te ne bi dëkkandoo yu Somalie lañu ngir ñu mën a bokk xàccandoo dóorandoo waxtaane jàmm noonee kon la daal di sampe ay bangaasam moom njiitum réewum di fukkeel bi président wu réewum Somalie ñu song beneen pàcc ca mooy mbirum tàggat yaram Équateur bu ngeen defu ndànk Équateur yi boppam mën naa am du bokk ci li nga xam si moo di CAN coupe du monde bi kon ca Qatar Équateur di benn réew boo xam se ne bi ma nga ca Amérique goge ñu jàpp ni fi mu toll nii bu defu ndànk du ca bokk ndax la koy indi mooy ay jafe-jafe dafa am benn joueur bu nu dugaloon ca qualification ya ndekete waa ji doomu réewum Colombie la dëgg ca li nga xam si moo di kon Équateur lii nag ba réewum Chili defee recours maanaam dugal ab plainte ci kanamu FIFA mooy bànqaas bi ñu dénk football ci àdduna bi jamono ji moom ne ña ngi koy càmbar bu baax loolu nag bu fekkente ne am na keneen mooy ñëw waaye mbirum Équateur moom du mën a bokk ndax ak luubal ak mbirum labaj dañ koo tere ci lu yaatu ci lu xóot ci mbirum football dañ toppat incha allah wàllu gurumel ba xam ana fu mu nar a mujjati
ñu song pàcc bi tëj xabaaru marax yi te mooy biennaalu Ndakaaru mi ngi wëyandi fan toll ak la ñuy becc saa su ne ak it ñi ñëw di seet si ku nekk na nga amee mbégére ak it artistes yi fan toll dañ ci ànd ak Mouhamadou Dia. astrophysique ak mécanique quantique di ay banqaas ci science ay xalaat ruusee ci ñu jëmmal ko fii ci biennale bi. physique ak art mu mel ni mën nañu ànd Caroline Gueye amal ci ay xalaat yu xóot ba samp œuvre bi ñuy woowee quantum tunneling mu di liggéey boo xam ne jéggi na dayo ci xel. damay expliquer en fait quantum tunneling en français mooy effet tunnel mooy benn phénomène qui a lieu à l'échelle très 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 petite donc damay jël benn phénomène à l'échelle quantique après me élaborer ko ba me def œuvre bi voilà loolu yëpp me réfléchir ko ba me def installation boobu. Et moi j'ai étudié physique théorique donc je sais qu'est-ce que ça veut dire quantum tunneling. quantum tunneling wala sax effet tunnel di installation boo xam ne ñu ngi ko amal ci juróom-ñeenti fukki mètre carré mu am ci taxawaay ñetti mètre artiste bi di itam physicienne boole science ak art ñu di ay passion ci moom Caroline di ci jaaree di defar œuvre yoo xam ne du ku ne ci mën a teg bët dal di xam lu muy wundu. man physicienne la et puis def naa astrophysique ak yeneen spécialité donc sama physique bi aspect physique scientifique dafay génn ci liggéey bi loolu moo tax da ngay seet lu mu mel ak affaire wu argenté ak dafa mel ni yaa ngi xaw ma mais nekkoo fii quoi nekkoo sur terre xaw ma fan en tout cas voilà da ngay voyager daal voilà mais je pense que sama cursus scientifique sama cursus physique en physique moo ko def. moom mooy benn jigéen bu ñu sélectionné ci 14e biennale bi. Caroline Gueye gagné itam meilleure créatrice d'art plastique ci Afrique soowu jant mu di prix CEDEAO lii mu ne du lu mu doon jigéen waaye liggéeyam la ñu delloo njukkal. prix lay am mooy prix de meilleur artiste d'Afrique de l'Ouest mooy prix CEDEAO voilà et damay xalaat que sûrement pour famille femme artiste c'est un bon message que ñun tamit jigéen dañu am suñu place ci milieu de l'art ci art contemporain parce que man am na prix peut-être après yeneen jigéen tamit dina am prix et tout mais loolu moo gën a important mooy liggéey def liggéey bu baax loolu mooy important. moom mi mu màggee ci famille artiste mu di sénégalaise am diplôme ci astrophysique ci physique atmosphérique ak ci chinois Caroline Gueye di waajal doctorat jamono yi ci art ak science. ñu gërëm ko Mouhamadou Dieng jeexaleem xibaar bi ñu dàpp sàng di député Cheikh Abdou Dolly Bara Mbacké fi ñu toll ni tembe yoon teg na ko loxo muy Cheikh Abdou Bara Dolly pencum ndaw réew Sénégal la nekk ba fii mi ngi bokk ci coalition Yewwi ak Wallu tête de liste départementale bu Mbacké fi ñu toll nii kon takk der yi teg nañ ko loxo ginnaaw ak rëbb goo xam daanaka yeggul ndax suba tey jii la procureur daal di woon saisir takk der yi bànqaas bi nga xam moo di division des investigations division spéciale de cybercriminalité doon na ko wër jàppees na koy tam jamono ji tembem ba ñang yi lijjanti ay mbiram dañu toppaat wàllu gu mel tax ñu ko jàppee nag jàppale ni démb ay kàddu jibal na ko ca meeting wala ndaje mi nga xam moom la kujje gi doon amal fii ci place de la nation ni démb waxtu bi tembem ndax loolu moo tax yoon teg ko loxo lu mu ci mën di doon daañu toppaat wàllu gu mel xabaar bi ñu ngi ko jël sunu naataango yu info bu kon xibaar jóge ci Libération Online dañu toppani ci wàllu gu mel ci na mu gën a yaatoo di fàttali sax incha allah tey 21h15 seen émission fii la tey dana waxtaani mbirum élection législative yi
ak nu su ma def élection yi am ci ak dal kan ak kan moo ci am cër nu su war a taxaw ci wàllu grimel loolu mooy suñu waxtaan kon ba ci kanam bu 21h15 jotee ci seen télévision ITV jaa ngeen jëf